ci li ñu tuddee mudum koor zakatul fitri. alhamdulillahi wa kafa wa salaatu wa salaamu ala alhaadi albashir almustafa salatan wa salaaman daimayni mutalazimayni ila yawmi ddin ama baad. ñu ngi sant yàlla subhanahu wa taala ñu dellu siwaat ci seen clic nga xam ne ñi ciy topp waxtaan yu diine yi te ñu dellu si ci benn point mu del ci li ñu tuddee zakatul fitri mooy azakay mudum koor. kañ lañu ko yoonal mu ne ñu ngi ko yoonal shuriat zakatul fitri fi chaabana fi sannati athaniyati min alhijrati, maanaam ñu ngi ko yoonal ci weeru chaabaan mooy baraxlu ci ñaareelu at ci gaddaayu Seyduna Muhammad ci la ñu wax ne mudum koor ci lañ ko yoonal pour ñu di ko génne bu ñu wooree ba pare. ñu wax ne nag xikma bi lu tax ñu wax ne nañuy génne mudum koor hiya waajibatun ala kulli fardin min almuslimina sagiran aw kabiran dakaran aw untha xurran aw abdan. ñu ne farata la waajib la ci képp ko individu bu monti doon di jullit, mooy xale wala muy mag wala muy góor wala muy jigéen muy gor wala muy jaam. fa fi saxiixayni min xadis ibnu umar, jële nañ ci xadis ibnu umar seyduna muhammad wax ne farada rasulullahi zakat alfitri saa'an min tamrin aw saa'an min sha'irin ala alabdi walxurri waldakari waluntha alsagiri walkabiri min almuslimin. mu ne yonent bi faratal na ci ñun gënde mudum koor mu nekk saa nag buñ koy wax mooy nit koo xam ne njoolul, nekkul ku tuuti lool waaye nekkul ku ëpp lool, ñeenti loxoom bu ko tibbee ba mu fees bu ko defee ñeenti yoon, loolu mooy asaa. moo tax am ñu wax ni dinañ ci ñëw nag ci détaillé ñaata la war a doon. mu ne mën na nekk tàndarma, mën na nekk bele. boo koy génne mu ne koo xam ne dinañ ko génneel jaam wala ngay gor, góor wala jigéen, xale wala mag minal muslimin ci ñi nga xam ne ay julli lañ. imam ash-Shawkani moo wax ne qawluhu farada fihi dalilun ala anna sadaqata alfitri min alfaraidi. imam Shawkani dafa wax ni le fait bi ñu wax ci hadith farada rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, nee na li tax ñu wax ne farada dafay tegtale ne ala anna sadaqata alfitri maanaam mudum koor farata la. wa naqala ibnul munzir al ijma ala dalik. ibnul munzir ne nañ moom itamit ci d'accord na ci façon wax boobu. xikmatu min masruiyatiha, li tax ñu yoonal ko ci jullit yi. an ibnu abbasin radiallahu anhu qaal farada rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam zakat alfitri tuhratan lilsaaimi min allagwi warrafathi wa tu'matan lilmasakini. mu ne li tax ñu farataal mudum koor mu ne mooy laabal jullit bi min allaghwi warrafathi, maanaam caaxaan yi nga xam ne defoon nga ko rëcc yi yu safaan yi nga xam ne rëcc na nga def ko ci biir koor gi. dañu wax ni boo génnee mudum koor yooyu moo koy dindi, c'est-à-dire njuumte yi nga defoon mën na am ci ay wax wala jëf wala yooyu nga xam ne bokkul ci li nga xam ne l'islam nangu na ko nga juum def ko. dañu wax ne boo ko defee ci biir koor boo génnee mudum koor loolu mudum koor bi moo koy effacé. muy beneen bi ci des waa tu'matan lil masakin, waaye lu lekk laay doon it pour ñi nga xam ne ñooy masakin yi, yàlla ñu ci yàlla yóbbu bañ génne ko ak jàmm. fa dalla hadha al hadithu ala al hikmati min mashru'iyati zakati al fitri. mu ne kon hadis bi dafay tegtale xikma bi tax ñu yoonal génne mudum koor. bi ci njëkk andaha tuhratun lil saa'imi, mu ne mooy laabal ki woor min al laghwi ci caaxaan wa rafasi ak rafasu huwa al forsu min al kalaami, te mooy wax ju da ngay gis ñoo xam ne bu ñu wooree dañu xulu wala woor di saaga
wala nga seetaan loo xam ne jaadul nga seetaan ko, ñu ne boo génnee mudum koor yu ndaw yooyu mudum koor bi moo koy effacé. ñaareel bi mooy annaha tu'matun lil masakini, maanaam ñam la boo xam ne mooy moom la ñuy jox miskin yi, wa musawatan lahum fi hadha al yawm hatta yushariku al aghniya farhat al iidi. amma sagiru allazi lam yasum takunu fi haqqi tu'matun lil masakini. dañ wax ni bés boobu miskin yi buñ leen ko génnee leen jox leen ko, ñu mën a bokk ak ñi nga xam ne ñoo am aghniya yi mooy ñi omal mbégte bi ñu am ci koor gi, ci feetu korité bi, ñooñu miskin yi mën ci ànd ak ñoom ànd ak ñoom ci mbégte googu. bu fekkee ne xale yi tamit nga xam ne daañu woor, ñoom it ci seen àq day nekk tu'matan lil masakin yi. léegi nag ñu ñëw kan ala man tajibu zakatul fitri, kan moo war a génne azaka mudum koor. tajibu ala al xurri, dina dina war ci ab gor, da ngay nekk gor al muslim nga nekk jullit boo xam ne maliki li ma yazidu an quutihi, koo xam ne li mu yor ci lu mu war a dundee am na lu ci mën a des, kooku dafa war a génne mudum koor. quuti iyaalihi, sa dund ak sa dund waa njaboot boo xam ne boo génne mudum koor la nga fay bàyyi di nga ci mën a lekk tey ak suba, kooku mën nga génne mudum koor. wa tajibu alayhi an nafsihi wa aman talzimuhu nafqatuhu ka zawjatuhu wa abnaihi wa qadamihi ida kaanu muslimin. kon ki koy génne yow mi nga xam ne yaay borom kër gi mën nga koo génneel ko sa njaboot. même mi naan mi nga xam ne yaa ko bind mu ne ci kër gi di liggéey, booy génnee mudum koor da nga ko war a génneel mudum koor. wala ko képp ngoo xam ne sa dépense ci sa loxo lay jógee nga di leen dundal, ñooñu mën nga leen génne azaka. fa an ibnu amara radiallahu anhu qaal amara rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi sadaqati alfitri ala alsagiri walkabiri walxurri walabdi miman tumanuuna. mu ne yonent bi digle la ñu génne mudum koor kañ ak ci kam, mu ne génneel ko xale wala mag, benn muy gor wala muy jaam, ci koo xam ne yéen a yor seen responsabilité. ñu ne kon léegi kon wax nañ xikma bi tax ñu génne mudum koor, wax nañ kan moo war a génne mudum koor. léegi nag ñu wax ne ñu ngi indi nag ñaata la war a nekk mudum koor. mudum koor miqdaaruha, kem bi mu war a nekk. tujziu zakatul fitri min kulli habbin wa tamrin, mu ne lépp loo xam ne dugub la wala tamrin, wala mu nekk wa samarin meññeent yoo xam ne min tamarin ci li ñu tuddee tàndarma, wala sha'iru bele, wala zaytu loo xam ne lu mel ni diw comme olive nga xam ne, wala dugub wala ceeb, yooyu yëpp c'est-à-dire liñ koy génnee mooy lépp loo xam ne réew mañ mu nekk moom la ñu gën a lekk. boo demee ci naar yi tàndarma lañ doon ëpp li ñu lekk, ba ñëwee ci Sénégal ceeb ak dugub ak mboq, yooyu noonu mën nañ ko cee génne. ñu wax ne nag am na ñu wax ne nag mën nañ ko génnee ci leneen lu dul xaalis, maanaam gën nañ ko génne ci xaalis, waaye foofu am na boroom xam-xam yu ci àndul, ndax dañu wax ne shariatul islami bu waxee rek am na ñoo xam ne seen déggin, ndax dañu wax ne li tax ñuy génne mudum koor dañ koy teel a génnee jox ko ñi nga xam ne ñooy fuqaraaw yi, bu ko defee ñoom it duñu mën a, bu boobaa ñu mën a solu ñoom it mën a dem julli ji ak ñëpp. waaye génne mudum koor danañ wax kañ lañ ko war a génne. kon niñ ko war a génne kimiya bi, maanaam ñaata la war a doon wax naa ko léegi, mooy li gën a wóor daal mooy ñaari kilo boo ko génne ci ceeb rek mat na 2 kilo. waaye wala nga def bu fekkee ne nit ku diggu doomu nga, mën nga tibb sa ñaari loxo ñeenti yoon mooy benn mudd. kon boo ko defee li gën daal mooy nga nattu ko ci 2 kilo, bu boobaa du manqué. léegi nag am na ñu wax ni danañ ko génne ci xaalis, ku mel ne Abu Hanifa moom dong ma wax ne mën nañ ko génne ci xaalis, mais yeneen fuqaha yëpp ñoo dañu wax ne kenn du ko génne ci leneen lu ñu lekk.
lu mel ni dugub lu mel ni ceeb lu mel ni tàndarma lu mel ni bele ak sorgo yu mel noonu moom lañ wax ne moom lañ koy génne moo tax lam yusi aamata alfuqaha ixraaju alqiimati wa ajazahu abu xanifata dakaru annawawi fi majmuci fi sharhi muslim dañu wax ni boroom xam-xam yi ñoom nanguwuñ ne mën nañ ko génne ci beneen xiima lu dul dugub wala ceeb waaye ku mel ne abu xanifa moom nangu na ne mën nañ ko génne ci xaalis mu ne lii nag imam nawawi tudd na ko ci bi muy firi sarhu muslim waaye am na ñu bëri yoo xam ne ku mel ni Muhammad Bikri Ismail ci téere bu mu tuddee fiqul waadih moom bi mu waxee boroom xam-xam yi ñu ci wax dafa wax ne daal waaye moom li mu gën a jàpp mooy li nga xam ne Abu Hanifa ta wax na ko lu tax parce que yow ki nga jox dugub soxla na diwlin soxla na tamit leneen ak leneen ak leneen waaye bu ñëpp booloo jox leen dugub kese wala ceeb kese fan la ñu jëlee ceeb moo tax ñu ne kon li nga war a joxe ci ceeb mën nga ko joxe natt ko xool bu fekkee ne ñaari kilo la kilo ceeb ñaata la ya nga calculer ko bu ko defee nga génne ko boo koy génnee nag am na ñu wax ne bu desee ñaari fan avant Korité mën nga ko génne am na ñu wax ne bés bi nga xam ne dañu woor rek mën nga ko génne lu ëpp fee weer am na ñu wax ne da nga ko génne une semaine avant waaye li gën daal fexeel nga génne ko bala ngay dem ci fa ñu xam ne mooy julleekaay bi loolu tamit dinañ ci ñëw ci li ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax kañ lañ ko war a génne mooy waxtu ixraajuha kañ lañ ko war a génne jëlee leen ci ibnu amar radiallahu anhu moo wax ne amara rasulullahi bi zakati alfitri an tuadda qabla alxuruji nnaasi ila salaati mu ne yonent bi ba dax waa wax ne nañu génnee muudum koor ñu joxe ko avant ñuy génni dem ca julleekaay ba kon li nga ciy déggee mooy nañ ko génnee bala ñu julli ji wa yajuusu taajiluha liman yaqbiduha qabla alfitri bi yawmin aw yawmayni ki ko yore nag ki nga xam ne am na moyen bi mën na ko génnee sopp nañ ko nga génnee ko benn fan avant Korité wala ñaari fan avant Korité waaye li ñu bañ mooy nga bañ ko génnee taxiruha an waqtiha li gayri usrin moo tax jële nañ ci Naafi muy wax ni jële nañ ci ibnu Amar mu wax ni kaana ibnu Amara nee na ibnu Amar Abdullah ibnu Amar nekkoon na yuctiha allazina yaqbaluunaha wa kaanu yuctuuna qabla alfitri bi yawmin aw yawmayni maanaam ñi ngi doon ñëw ci ibnu Amar daana leen jox mudum koor di leen ko jox avant Korité ci benn fan avant Korité wala ñaari fan avant Korité waaye nag araamal nañ daal wa yaxramu taxiruha an waqtiha li gayri usrin bu dul ngant daal xaraam na nga di ko yéex a génne moo tax jële nañ ci ibnu abbas mu wax ni qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam farada rasulullahi sakat alfitri tuhratan lilsaaimi min allaghwi wa rafasi wa tu'matan lilmasakin faman addaaha qabla alsalati fa hiya zakatun maqbulatun wa man addaaha ba'da alsalati fa hiya sadaqatu min sadaqati dafa wax ne yonent bi farataal na ci ñun génne mudum koor pour lan mu ne ngir loo xam ne bu ñu ko génnee moom mooy laabal yi ñu defoon ci ay caaxaan yu ñu waxoon ci wax wala jëf mu ne waaye day nekk loo xam ne ñam la ci ñi nga xam ne ñooy almasakin yi mu ne képp koo xam ne joxe nga mudum koor avant ngay julli ji mu ne su boobaa fa hiya zakatun maqbula mu ne mudum koor bu ñu nangu lay doon mu ne waman adaha ki ko joxe nag baada salaati maanaam da nga dem julli ba noppi doo ko joxe fa hiya moom loolu nga joxe nekkatul mudum koor waaye sarax la rek comme yeneen sarax yi kon lii daal mooy li aju ci mudum koor ñan lañ ko war a jox mu ne wala yuta sadaqatul fitri illa lil masakin mu ne duñ ko jox lu dul maskin yi li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam ngir hadis bi yonent bi wax ci di mooy tu'matan lil masakin wa yulhaqu bil masakin al fuqaraau min arbaabi awla mu ne ñoo xam ne fuqaraaw yi mën nañ koo jox koo xam ne amul lu ko doy kon daal lii moom mooy
aju ci mudum koor. kon wax naa la li tax ñu faraltaal ko ñu ko ci ñun, waaye wax naa ñan ñoo ko war a génnee, wax naa kañ lañ ko war a génnee, wax naa di temps li mu war a doon ci kimiya, waaye wax naa la itamit buñ ko génnee ñan lañ ko war a jox. wax naa la itamit dañ ko war a génnee avant ñuy julli ji, ndax boo ko génnee avant ngay julli ji am nga mudum koor. waaye képp koo xam ne nag da nga ko génnee da nga dem julli ji ba pare ñëw génnee ko te amuloo benn ngan, su boobaa sarax rek lay doon. kon yàlla ñu ci yàlla yóbbu ak jàmm, lépp luñ ci génnee te yàlla rek tax yàlla ñu ko yàlla fay. yàlla ñu yàlla defal jàmm, yàlla may ñu ba ñu toogaat di wooraat ba déwén incha allah. di ñaanal nag waa seen bi yàlla may leen kattan balaa déwén incha allah ngeen am seen télévision nga xam ne émission yëpp dana ci mën a jàll nit ñi di ko seetaan. yàlla ñu yàlla defal tawfiq. aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.